Aïcha ñu dugg ci digg bi nag tey ñu ànd ak madame Ndeye Fatou Ndiaye Dème nekk directrice de la famille madame ñu ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi leen di fay di leen nuyu yéen tamit di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo toog tey di ñu seetaan. semaine bee ñu passé la àdduna doon fàttaliku bés bi xam ne moom la ñuy lutter contre lépp loo xam ne dafa jëm ci naqaral ak xoqatal gu ñuy def jigéen ñi ak yenn ci xeet yeeg ndaw ñi. yéen feete ngeen mbir mi fa ngeen profité sax lancé fukki fan ak juróom-benn yi xam ne moom la ñuy wax séjour d'activisme violence contre de lutte contre les violences faites aux femmes suñu defee état des lieux fi mu toll nii dégg nañu yenn ñuy wax ne ay ñeent fukk la toll suñu jëlee ci diggante mars ak octobre ak léegi. Est-ce que état des lieux yi ci loolu rek la yam wala loolu mooy yéen waa ministère de la famille ak de la protection de l'enfance li ngeen jot ci ay chiffres. waaw maa ngi dellu di la remercier ci invitation bi ndax itam comme ni nga ko waxee ñun dañu nekk ci lu nga xam ne dafa am solo Sénégal am solo ci àddina bi. muy li ñuy tuddee séjour d'activisme muy fukki fan ak juróom-benn yi nga xam ne ci la ñuy toog taxaw seetlu mais itam xool naka la ñuy gën a taxawee pour xeex métital li ñuy def xale bu jigéen ak itam jigéen. kon boog ci loolu ministère de la femme daf ci am solo bu taxaw bu am solo ndax moom moo yore politique bi nga xam ne mooy jigéen kon boog moo yore politique bi nga xam ne mooy métital xale bu jigéen wala bu jigéen mais itam violence basée sur le genre maanaam képp ku ñuy métital ndax moo yore famille. ci loolu comme ni nga ko waxee ñaar fukki fan ak ñeent yi passé ministre de la femme lancé ko comme ni mu koy defee at bu nekk ñu lancé les séjours d'activisme. ci loolu nag nga wax ci chiffres yi ñun liñ ci gën a wax mooy dañuy delluwaat rek ci thème bi ndax thème bi dafa am solo thème bi dañ ne gannaaw bu ñu orangé le monde muy li ngeen gis ma sol ko muy la orange li te ngeen gis temps yi ñëpp di ko sol nee nañu nañu wuyu maanaam nañu wuyu ci yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy wut si nañu intervenir nañu collecter mais itam loolu sax jiitu nañu financé ñeent yooyu yëpp bokk ay fànn yu nga xam ne dafa war a am ci lutte bi nga xam ne moom la ñuy def kon boog tey bu ñu toogee ne comme ni nga ko waxee ñeent fukk lu gën a yées loolu sax la ndax viol la ñuy wax xëy na ci anam yooyu mais bu dee métital jigéen ren dañoo am chiffre yu nga xam ne dafa am lu ko yokk pare guñu at mi mais at mi xam ngeen ne dañoo nekk ci mbas mi ba léegi ñu nekk ci mu gënoon tar yàlla defoon na mi ngi doon wàcc temps yi nag mi ngi yéegaat tuuti foog naa lu am solo la ñu rappeler nit ñi ne nañ delluwaat ci mesures yi pour que daal Sénégal teel a tàqalikoog lii li ñu amoon daaw muy 2019 ci métital ci statistiques yu ñu defoon ren bi ñu tollee ba mois de septembre loolu daf ko ëpp maanaam ñu jóge ci 1224 ci mois de septembre léegi ñu ngi ci 1400 et quelques. 1400 maanaam kon xëy na yokk na te yokk boobu yëpp sax xam nañ lu tax ndax du Sénégal rek la yokk ndax xalaatoon nañ ne métit boobu nga xam ne moom la mbas bi di indaale ci tënk nit ñi ci tere leen itam ñu dox lañ doon dox dina jur loolu. kon boog Sénégal am na lu mu ci jur am na tam étude bu nga xam ne wane nañ ko bu wane ne xëy na liñ daan am yéeg na kon boog loolu am na solo ñu di ko fàttali. mais loo ëpp solo moom mooy li nga xam ne mooy liggéey bi ñu ci taxawal. mais par rapport ak violence boobu noonu da ngeen wax ne soo leen seetloo maanaam li ngeen amoon daaw ci 2019 soo leen ko jëlee comparé ko ak ren ci atum 2020 bii la am ngeen augmentation jóge ci 1200 dem ba ci 1400. 1400 yooyu sax nee naa la mois de septembre. la yeggagul ci mois de septembre la yeggagul mais taxawuñu rek. mais mbas mi en tant que tel ban impact la am dëgg-dëgg. ci mettital yooyu xam ne nit ñi muy jigéen ñi muy ndaw ñi dañ koy dund yenn saa yi ci biir kër yi nan ban impact la ci andi. waaw impact bi wax mbas mi bi mu ñëwee dafa am ay mesures yu ñu teg maanaam gën a tënk nit ñi ci ñu gën a toog seen kër yi pour loolu yëpp pour wàññi feebar bi ni muy wàllee tënk leen itam ci li nga xam ne moom mooy seen dem ak seen dikk dem ak dikk boobu nag lu bari doon na ko jur liggéey bu ndaw amoon na ci toog jaayit amoon na ci mu am lu nga xam ne daal wàññi na ko ci koom-koom koom-koom boobu nag surtout ci jigéen ñi la gën a feeñ ndax boo seetloo jigéen ñi ñoo yore woon kër yi te ba léegi sax ñoo ko yore seen ñàkk koom-koom beeg dem boobu ñu def tax na lañ daan régler seen biir kër mënatuñ ko ñuy tourner di tàllal wala di laaj loolu xeetu métital bu bari lañ ci gis loolu wane na ne
métit yi nga xam ne moom la ñuy teg jigéen buñ daan xool ci at yi mujj yi dañ daan wax ne mooy li nga xam ne li ñuy wax violence physique. maanaam ñu dóor la fii def la lii nga mu feeñ mais léegi violence bi ñuy wax violence économique maanaam ñu xañ la dund giñ la war a jox wala jàppale wuñ la pour nga mun a téye sa kër duñ la jox dépense duñ jox nga faju duñ la jox nga yor sa njaboot loolu nag gis nga dafa jéggi dayoo ba raw léegi violence physique loolu yëpp mbas mi moo ko indi kon boog loolu mun naa wone ne mun naa doon li nga xam ne moo tax mbas mi indi violence yi yokk ndax 1444 laa la wax mois de septembre. au mois de septembre bu ñu demee mois de décembre waaw dinañ ameet yenn chiffres. d'accord léegi par rapport ak métital yooyu ñu wax parce que suñu waxee métital yamul comme ni nga ko waxee ci violence physique kese. y a violence psychologique yi. yeneen violence verbale yi nga teg ci léegi violence sexuelle ak léegi li ci jëm ci mbirum koppar yeeg yuñ ci violence économique boobee. mais période mbasum coronavirus ba ñuy wax nit yi nañu téye ñu ngi doon gis yenn jëwri ñi doon xool nu ñuy def ba am ay campagne de sensibilisation yu ñu doon def pour mën a gën a rafet mu nekk ab confinement boo xam ne demi confinement semi confinement si on peut le dire boo xam ne day raffermir liens yi mais pas distancer fan la fracture amee exactement. bon loolu li nga wax politique boobu foog naa ne mënumaa dugg ci sa question te rappelé wu ma tamit lu ministère de la femme def ci loolu ndax ministère de la femme dafa teel a taxaw seetlu ba mu yëgee ne jot ne période bi dina tax lu mu yokk ci jigéen ñi muy seen métit bi ñu leen métit mais wàññi ko itam ci ñoom muy seen am ak seen dem ak seen liggéey dafa taxawal ñaari politique gu jàppale boobu mooy li nga xam ne dund lañ leen di jox jàppale leen seen biir kër comme ni ko président de la République defee dans le presse ñu nit ñu am suñu plan sectoriel de résilience pour les groupes vulnérables les femmes victimes de violence ñi nga xam ne dañoo feebar ñi nga xam ne dañoo am handicap ñoo ñëpp ñu boole leen ci ñu amaat beneen bu nga xam ne xam nañ ne période boobu jënd ak jaay mi wàññeeku na wala dem ak ñëw bi wàññeeku na kon boog loolu jigéen ñi di liggéey dafa xaw a wàññeeku ci am ci ndox ñu jëlaat ku nekk ñu jël financement yoo xam ne joxul nañu la nga fay ko mais dañ la ko jox pour nga dundalaat sa entreprise li nga xam dañ la ko jagleel. mais su fekkee da ngeen gis ne maanaam métti da cee am ba léegi ndax da ngeen wax ne violence économique bi da cee mel ne foofu la gën a wane boppam. violence physique bi mel na lu fa judduwaat amaat fa doole. est-ce que donc ça veut dire que ne seen plan yooyu peut-être jigéen ñi yëguñu ko wala yëgul fi mu war a yegg. mais ñun li ñu xalaat mooy buñ ko defuloon xëy na làmbaay dina gën a ñaaw. mais làmbaay ñaaw na ma pare. léegi lan dina gën a ñaaw laa la wax ndax. xam nga am na politique du rek réfléchir politique dafa ànd ak xalaat njort teg lu nga xam ne dafay fànq balaa muy ñëw muy prévenir te prévenir boobu dañ koo tem ci teg bi ñun daal li ma la mën a wax mooy ministère de la femme ci politique am mu dëppoo loolu nag tamit ak politique gu dëkk bi bi nga xam ne moom la président bi teg am na loolu nga xam ne mooy prévention mais est-ce que am na impact escompté su fekkee wax ngeen ne chiffres yi dafay yokk surtout ci lu jëm ci mbirub ay violence économique ndax yaa ko insisté sànq su demee ba violence économique boobu gën a amaat doole ci période mbas moom bon seen politique bi mën nañu wax ne yeggsiwul ci ñi mu waroon yegg maanaam mooy jigéen ñi xam ne ci secteur informel bi lañ nekkoon ñu doon jaay caaf ak ñu doon jaay cere guddi gi te ñoom ñoo soxloon xaalis boobu peut-être. mais dañuy xam ne bi mbas mi taree lool muy mois de mars avril mai. ba juin sax mun naa wax période boobu koo joxoon i tamit du mun a dawal li nga xam ne moom mooy koom-koomam ndax boobu xëy na tënku bi bari na. nit ñi génnatuñu booy jaay sax xëy na ci mbedd mi nit ñu duñu jënd. moo tax ñun ba mu ca période boobu nga xam ne xalaat nañ ne ca lañ ko war a joxee ci lañ ko joxee. muy mois de juin ak dem ba mois de juillet. te écho yi ñu ci am du sax écho mais dañu toog évaluation yi ñu ci am ak retour yi ñu ci am won nañu ne fi ñu jaar noonu la. d'accord léegi par rapport ak violence faite aux femmes yi dañuy am benn pàcc boo xam ne yenn saa yi dañ koy xaw a fàtte wala ñu koy melti dellu ginnaaw tuuti. muy les violences sexuelles. ndax dafa nekk loo xam ne suñu seetloo la dernière fois am nañu Ami Sakho mi nekk lu yore mbirum programme ci AGS mu ñu xamal ne suñu xoolee lii ci population carcérale suñu jëlee xaajaat gi jigéen ña fa ne leen fay dugal mooy ay affaire avortement wala nga yàq sa biir wala nga am jëlee ci ay jafe-jafe te ñu si bëri ci ñooñu ci ay viol ak ay inceste lañ ko jëlee bon est-ce que cela veut dire que nag waroo leen xool noo leen di gën a taxawoo tamit jigéen ñi ci côté boobu parce que violence boobu dafa mel ne ci côté semi confinement am ci mbas mi am na ci gën na fi jugaat.
waaw foog naa ne boo nee viol. moo indi loolu nga xam ne moom moo yóbbu sama moromu jigéen yi foofu nga xam ne xëy na ñu ngi leen di ñaanal yàlla nañ fa gaaw a génn. dafa am Sénégal daf ci am nag taxawaay bu am solo te loolu mun naa ci wax li nga xam ne moom laa mooy vote bi nga xam ne moom la ñu def ci loi 20/05 du 10 janvier 2020. bi nga xam ne moom mooy yokk daan yi ba jëmee ko ci sa jiiru dund ci li nga xam ne mooy viol di pédophilie. di itam attentat de la pudeur inceste moom circonstance aggravante la ak itam harcèlement sexuel. pour wax ne rek les viols c'est-à-dire les violences sexuelles Sénégal mi ngi ciy dox bu am solo ñooñu nag nga xam ne yàlla dafa def ñu def mbir moom fekk leen ci ñu dugg comme ni ma ko waxee sànq dëgg la wane nañu ne situation moo tax ñu dugg foofu mais situation boobu am naa njort ne te foog naa leer na sax ne loi bii ñuy teg dana wàññi loolu lañ leen doon def ba bañ fay dugg. kon boog lii rek mën na doon solution. est-ce que ba ñu tegee loi beeg léegi am ngeen ay xayma pour mën a wax mbir mi wàccee na léegi viol yu ñu daan gis ak pédophilie yoog ñoom seen yooyu ñu daan seetlu est-ce que amagum ngeen ci évaluation. waaw xam nga loi bi buñ ko tegee dafa am fu bu war a jaar lépp. te foog naa loolu juriste yi wax nañ ko def nañ ko ñëpp képp ku ko fi jot a def ci depuis ñu teg ko muy janvier te foog naa ne bañ ko tegee le 13 janvier lañ ko def au journal officiel. weer ba sa topp muy mois de février gis ngeen ne journaux yëpp am na ñu ci jàpp ñaar ñoo ñuy jàpp ba léegi ñu ngi ci lien de détention seen procédure ñi nga xam ne moom la leen loi bi war a teg mi ngi dem. kon boog nañu muñ tuuti. kon naa ne loolu dinaa ci rafetlu wax bu nga xam ne sama benn magistrat ko wax muy Alsane Ndiaye bërki démb nee na fileeg wee at di ngeen dégg daan yi di ñëw. ndax nag doon ne nit ki violé na ma rek ràpp nañ ko tëj fukki at géeru dundam dafa am. lu nga xam ne mooy procédure judiciaire boo xam ne ci la war a jaar. te xamal ne képp ku ko def kenn moyu ko. yaa ngi ci biir procédure yi. te di ngeen dégg daan yi nga xam ne ñoom ñoo. nëppal gi yenn saa yi ci biir famille day tax ba mbir mi balaa moo génn ba yegg si ci biir juridiction yeeg ñuy def jugement yeeg bay yegg ci joxe nu tati daan gi ñuy teg nit ki yenn saa yi muy nekk luy xaw a metti ndax soxlawul tamit ngeen di liggéey quelquefois ak médias yi taskatu xibaar yi pour mën ti gën ti expliquer ci wax fee yi ci wax lan moo ci am yan chiffre moo ci am pour peut-être mën a tax ba ñi ko doon def mën a bàyyi ko def wala ñoo xam ne mës nañ ko dund ñu mën ko wax. waaw loolu boobu moom dafa point ça dafa am solo ndax loi boobu bi ñu ko promulgué le 10 janvier. président de la république dafa sas madame le ministre la femme. ne ko dama bëgg loi bi ak ni mu diisee que 45 départements ruq yëpp ngeen jaar wax fa te ci loolu pour ñëpp gën ko comprendre dañ ko war a traduire dañ ko war a sotti. ci ay làkk yi nga xam ne moom la ñuy làkk loolu ñun ci moom lañ def loi bi traduire nañ ko ci fukki làkk ak ñeent yi nga xam ne mooy codifié au Sénégal mais bind nañ tamit stratégie bi maanaam naka la ñuy ban plan la ñuy jaar pour que loi boobu ñu traduire mu yegg ci ki nga xam ne foofu la war a yegg. foog naa ne loolu lu nga xam ne dafa am solo ci li nga xam ne moom la ñu war a def ci loolu mooy wane ne rek loi bi diis na ñëpp war nañ koo xam ñëpp war nañ xam fu muy daanoo mais war nañoo yegg itam ci ñi nga xam ne ñoo ko war a dégg war nañu itam dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a xalaat ne war nañ koo def ndax kenn xamul auteur yooyu lan moo leen ci junj ba léegi ci loolu foog naa ne ñi ngi ci comme ni ma la waxee muy campagne ubbi nañ ko incha allah rabbi dinañ dem Kaolack le 4 bu ñu fa jógee dinañ dem région de Ziguinchor continuer nag di ko def 45 départements yëpp ba Sénégal wër képp léegi dafa li nga wax tamit dafa am solo barki démb samedi lañ def partage loi bi mais itam média pour que groupe de presse yi ak acteur de la presse yi ñëw ñoom it approprier loi bi pour mun ko vulgariser barki démb def nañu atelier ak ñoom pour wane taxawaayu ñi nga xam ne ñoo yore xarala yi lan la ci amee solo kon boog loolu xam nga ci lu ñu mën a def la ci li nga xam ne ñooy vulgariser leneen lépp itam fu ñu munti dem du ñu bàyyi kenn seen campagne bi ngeen tàmbali du ñu bàyyi kenn leader yi jeunes yi jigéen ñi ñëpp a ngi ci biir seen campagne bi ngeen tàmbali muy 16 jours d'activisme yi 700 millions la ñu wax lañ ci dugal ci koppar 700 millions
te ba ñuy wax ne acte 16 jours yi mu ngi fi ba léegi yàgg na chaque année ñuy dugal koppar mais chaque année violence ci gën ti yàgg fan la affaire bi xaw a. loolu foog naa ne dinaa la xaw a rectifier tuuti. ndax waxuñu ne campagne bi 700 millions lañ ci dugal. lan la ñu dugal 700 du campagne yu 16 jours d'activisme yi 16 jours yi liñ ci dugal loolu du lu nga xam ne keroog moom la ñu wone dañ ne leen bu ñu buggee juróom fukk ak xam nga ñeent fukk ak juróomi département yi. yépp ñu wër ko ba mu jeex ba ku nekk xam lu nekk ci loi bi ak foo mun a toll ak noo mun a toll. loolu lañ ne leen mot na 700 millions yu manqué. loolu mooy budget bi te bu ma nee naa léegi commencé nañ dem nañ Kaolack lañ jëm Ziguinchor lañ jëm Tamba la ñu jëm rek nga xam ne kon ñi ngi ci. kon boog noonu lañ koy continuer. mais comme madame le ministre daf ko lancé. barki démb du ñu xëy suba rek demandoo fépp dañuy dem fii dem fële dem fële. ci loolu mais wax bi mooy sax ces jours yi yàgg na. waaw bañ koy dawal ak léegi yàgg na. mais chaque fois ñuy gis chiffres yi day mel ne chaque année day gën di yokku. waaw léegi lan moo waral parce que dafa mel ne dañuy dugal koppar ci benn mbir mais juragul fruit buñ ciy xaar te at yi yàgg na tamit koppar gi ñu ci dugal bëri na. non ñun boobu beneen jàngat lañ ci am. ndax à part ces jours yi nag at mi yëpp dañuy liggéey ci violence. am plan d'action bu nga xam ne dañ koy xaatim at mu nekk bind ko toog ne lii lañ ciy def lii lañ ciy def. te liñ ciy def prévention bari ci lool ci prévention boobu mooy sensibilisation mooy njëkk yee nit ki mu xalaat toogaat ne man liñ may def violence la. ndax itam am na ñuy subir violence te xamuñu ko loolu rek war naa mën a tax mu yokk ndax léegi nit ñi constaté nañ ne jigéen ñi toog nañu xoolaat nañ seen bopp xam nañ seeni droit ñi ngi dem di wax ne ñi ngi may violenté kon boog liggéey boobu mi ngi ci. ndax boo bëggee am jigéen ñi nga xam ne ñoo war a yor dëkk bi moo waxee yor dëkk mooy taxaw seen place ñu tolloo fu nga xam ne moo leen di may ñu nekk seen autonomisation foog itam ñu bañ a dund métital boobu. kon léegi ñu ngi liggéey ci la nga xam ne daf leen di yokk pour ñu mun seen bopp. pour que Sénégal li nga xam ne jigéen foofu la war a taxaw pour mu mën a dem ci fañ koy séentu maanaam mu gën a doon pays développé gën a doon pays émergent. foog naa ne loolu mi ngi ci kon daal ñun mën nañ ne sensibilisation bi ñu ngi ñëw. ouverture itam yi nga xam ne moom lañ ne possibilité yi ñu leen di wax am na ligne fii ñëw leen am na centre d'accueil ñëw leen fii. ñu déglu leen yooyu yëpp day yokk le fait que toogoon nañ seen kër ñi ngi leen doon métital ñii xamoon nañ ko ñii xam nañ ko wante xamuñu woon fu ñuy jëm ci liggéey boobu ñu nekk. loolu tamit ci lu yokk loolu la. benn mbir am na mooy lu jëm ci mbirub xarafal jigéen tax tamit seen i mbir la. mu nekk loo xam ne bañ ko dindee ci Sénégal ak léegi ëpp na 20 at ci loi Sénégal mais ba léegi dafa mel ne day gënti am ci yenn roq-roqaat yi ci biir réew mi lan moo des waxtaan gi moo des wala dafa am ñoo xam ne dañoo am ancrage culturel boo xam ne mënuñ cee jóge ban liggéey la ci seen diwaan war a def ba mu nekk loo xam ne peut-être fàttali lay doon. xam nga sànq sax am na benn point boo wax nga ne maanaam dénonciation. maanaam ku gis lu ñaaw lu ñuy def lu ñuy teg xale bu jigéen walla loolu dafa doon lu nga xam dafa sooxe ci affaire mbirum xarafal jigéen bi parce que loi bu fi yàgg lool parce que loi bu ñu nee la 99/05 ba ñuy ñëwaat di ko indiwaat année bii di ko jokkaat leneen. moo lay won ne yàgg na fi mais nag boo bëggee daan nit day fekk ñu indi la ki nga xam ne moo def infraction bi ki ko def mooy ki xarafal mais. kooku ci biir néeg lañ koy def ci ruq lañ koy def ci wanag des fois sax ñu jàll frontière def ko ba pare doog a ñëw kon boog il faut que nit ki mun a ñu jàppale Sénégal ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo yore daan bi pour ñooñu di ñëw di feeñal ñooñu. muy doon la dénonciation. mais comme ni ma la ko waxee rek ci violence moom it forme de violence la. ñu ngi ciy liggéey di sensibiliser. di ànd ak ay population yu ñu formé ñuy abandonné naan def déclaration ñeneen ñi tamit ñu di ci topp di ko def mais daal ñu ngi ci di gën a ñaax jigéen ñi ñu xam ne li ñu leen di gën a ñaax sax mooy yëf yi daf lay lor ci sa santé xam nga bàyyi rek du lu am yoon ndax nit ki dafa am aadaam am cosaanam mais il faut nga won ko li nga xam ne moom la ci ndax bëri na mbir yoo xam ne dañ loo ko andil bés boo waree dem bay am jëkkër ci santé mi ngi ci
mais itam ku nekk dañoo Sénégal dafa nekk dëkku diine ndax bu ñu nekkul catholique ñu ngi nekk jullit te yàlla def na ne ci ñaari religion yëpp ci liñ ciy dégg ndax ñun dañ dul ay ñi nga xam ne war nañ cee wax sax mais dañ ko ciy dégg ne binduñu ko fenn mais nag côté santé bi ñun la ñu jaarale ci wax pour que tamit xale boobu nga koy defal nga xalaat ne bu màggee lii moo ko ci nar a fekk ak lii moo ko ci nar a fekk. d'accord directrice te nag ñu ngi rafetlu léegi nit ñaa ngi ciy wax. d'accord directrice ci benn minute rek ñu nga tënkal ñu lu ñu dese bëreetul directrice mbirub xale yi ci mbedd mi. loolu moom nekk na wax koo xam ne yàgg na fi mais dafa mel ne mënul fexe ba dañ fan ngeen ci toll ci liggéey bi en tant que tel période mbas mi gis nañu ñu defoon benn campagne bu magaat mais après loolu ñu noppiwaat xale yi ngi ñoo ngi ci mbedd mi ba léegi fan ngeen ci toll lan mooy bloquer retrait des enfants de la rue. dara bloqué wu ko ndax foog naa ne ministère de la femme da nga ne mbas mi mais bi mu xaatimee ne xale yi dañoo war a génn ci mbedd mi boobu mbas mi ñëwul mbas mi daf ko fee fekk ñu continuer di ko def. mais buñ ne waxee ne ay juróomi junne mooy xaw ma 5000 et quelque xale fexe nañ ba yóbbuwaat leen ci seen biir njaboot ci seen côté yaay seen côté papa nga xam ne kon liggéey bi mi ngi fi ñi fi dëkkul ñu jël ànd ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoo fi nekk ñii ñu delloo Mali ñii ñu delloo Guinée ndax itam loolu du lu nga xam ne moo fi indi étranger bokkul ci suñu convention yi nga xam ne mooy suñu dëkk yi du lu sooxe du lu ñuy liggéey la liggéey bi tam xëy na mu ànd ak lu nga xam ne dañ ko teg ñoom it ci diine mais bërki dem boo njaay la ngeen gis ne kàngamu diine yi nee nañ santaane wuñu di teg xale di ko yalwaanloo wala di ko métitloo te yow ñu jox la ko nga war koo jàngal. war nañ ci wax parce que 5000 enfants ngeen wax mais chaque jour soo rombee ci poto lampe yeeg koñ yi di ngi leen ko fekk. ministère wax na ci parce que yàgg mais na waxu ci 5000 rek enfants seulement waxu ci rek mais daf ci jëf. daf ci jëf ndax xam na ne xale yooyu waruñ seen place du ci mbedd mi seen place ci kanamu seen yaay la ci wetu seen yaay ak seen papa foog naa ne loolu dama ciy def plaidoyer encore xaw ma ñi may dégg ñu jël xale yi yóbbu ñu bàyyi leen ci seen wetu yaay ak seen wetu papa mais ñi nga xam ne tam ñoom lañ ko dénk pour ñu jàngal leen ñooñu bàyyiwuñ leen ñoom am na ay politique yu ñu teg pour accompagner leen ñu dellu ci fa ñu nekkoon ñu mun a yore xale yi foofu. ndax foog naa ne boo bëggee jàngal xale nag diine foo toog jàngal ko fa. waaw Dakar soxlawul. d'accord jërëjëf madame Fatou Ndiaye Deme nekk directrice de la famille de la protection des groupes vulnérables ci ministère de la femme bi madame Salimata Diop Dieng jiite ñu koy sant di ko gërëm ñuy fàttali rek ne xale yi ñu ngi ko waxee seen place du ci mbedd mi mais ci si biir kër yi la fa ku fa nekk mën nga fa jàng mbokk yi di leen sant di leen gërëm.